bokk na ci li ci gën a fës benn dispositif boo xamante ne rek dañuy fexe ba gunge si ndongo yi ngir ñu amal rek benn année scolaire boo xamante ne day mucc ayib ministère bi yore lépp lu jëm ci wàllum éducation nationale moo ko taxawal calendrier examen yi sax jot nañ ko réaménager date yi ñuy def rek BFM ak CFE xam nañ ko initiative ndaje boo xamante ne rek format virtuel lay doon ci diggante njiitu réew mi Macky Sall ak ay ndaw yu nekk ci département bu Pikine conseil départemental bu jeunesse bi di ko nakarlu tey xam ne rek laalewul benn yoon ci boobule doxalin mu jàpp ni du gën ci xibaar yi itam téeméer ak ñeent fukk ak ñaareelu édition appel bu Seydina Limamou Laye Al Mahdi mu ngi door démb ba fas yéene rek jeex tey Cambérène nag démb mel nit ñi bëri woon nañ fa loolu ci cérémonie de lancement bi ñaareelu pàcc xibaar yi xibaaru biti réew lay doon nes tuut ñu faram fàccal leen ko. Safietou Bandiaye ci micro bi Chérif Bekay Diallo ci xarale gi ñu dooree xibaar yi ginnaaw rek bi ñu dooraatee jàng bekk jàngale bi maanaam rek cours yi am na benn dispositif boo xamante ni rek dañuy fexe rek ba gunge année scolaire bi ngir ñu gën koo mën a gérer loolu nag taxawal nañ ko kii ko taxawal di ministère bi yore lépp lu jëm ci wàllum jàng bekk jàngale bi suñu sukkandiko ci lettre circulaire boo xamante ne rek siiwal nañ ko datu examen yi nga xamante ne rek jot nañ ko réaménager datu BFM ak li nga xamante ne rek moo di CFE sax xam nañ ko waaye itam date yi nga xamante ne rek si la ñuy jël ay congé Fatoumata Diop nag ñëwaat ci mesures yi nga xamante ne rek ministère boobule jël na ko ci ay directives yoo xamante ne rek jotee na ko ci njiitu réew mi Macky Sall ci conseil des ministres bu mujj buñ doon amal Fatoumata Diop. Fatoumata Diop mi nga xamante ne rek mooy ñëwaat ci datu examen yi nga xamante ne am na yuñ ci siiwal di BFM ak CFE ak itam yeneen jéego wala beneen dispositif d'accompagnement boo xamante ne taxawal nañ ko ngir gunge rek jàng bekk jàngale bi ba atum ren ji rek mën a nekk at bu mucc ayib wala sax bañ dund wala am ay jafe-jafe yoo xamante ne dafa jugee ci grève yi nga xamante ne moo doon am boobaak léegi ñu ñëwaat rek ci lettre circulaire bi nga xamante ne mooy fësal datu examen yeeg congé wu at bi ñu teewlu Fatoumata Diop. ñu am année scolaire bu mucc ayib ab dispositif ngir gunge ko daal dina ko teg ministère de l'éducation moo ko xamle ci ab bataaxal mu mel ni nag bokk na ci rek ñu daal di jëmal programme scolaire bi ñu daal di koy réajuster daal di defaraat nag calendrier bu examen yi CFE bi nag ñu ngi ko nama amal ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juin jàpp ñaar fukki fan ak ñett li leen di BFM bi nag ñaar fukki fan ak benn ci weeru sulet la fay daal di tàmbale mu mel ni li jëm ci wàllu bac bi nag ministère de l'éducation dina weccoo xalaat ak ministère bi ñu dénk wàllu njàngale mu kawe bi ci lañ fas yéene rek wax date bi ñu nama amal composition premier semestre nam ko door juróom-benn fan jàpp fukki fan ak ñett ci weeru avril pour ñi leen di secondaire yi mu mel ni deuxième trimestre bi mu mel ni ñaar fukki fan ak ñeent la ci weeru mars pour élémentaire bi. ñu jéggalu rek ci élément boobu ni mu mel desandi ba léegi ci wàllum jàng bekk jàngale bi ginnaaw sortie bi nga xamante ne rek section UCAD bu Sud-Est def nañ ko mu mel ni nag diggante ñooñu ak jàngalekatu supérieur beeg recteur bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar seen diggante neexul comme ni mu war a demee ndax nag ñoom ci seen bopp dañ leen a dessaisir ci vacation yi nga xamante ne rek dañ ko doon amal ci institut français ngir étudiants étrangers yi waaye itam bloqué seenub salaire ñu teewlu si loolu Ndiabou Silla moom mi nga xamante ne délégué syndical ñu teewlu ay kàddoom. du benn mbir moo xamante ne daal topp na yoon ak anam yi yoon digal ñun daal ñoo ko yëgal suñu bopp ñu dem laajte ñu ne ñu waaw seen kon salaire yi dañ ko tëj loolu mooy bi weer wi deyee nii ba léegi ñooñu fayee ko gudd loolu nag la ñu xamul recteur lan moo ko may muy xëy mu décidé moom ci boppam xëy rek jóg tëj ay salaire jàmbur fii dëkku yoon la loolu yëpp boo ko dajalee mu mel ni moom day gën di dem rek di gën di doy waar di gën di garaaw moo tax ñoom ñu ne léegi ñun foog ñu wax askan wi li xew fii ci université bi loo xamante ni recteur bi mooy doxal ay lu ko neexam ak ay ñu ko neexam moom dong ci biirum di def lu ko neex lu teguwul nag ci yoon lenn dong moo ko si déranger mooy ñooñu dañu xëy ne seen yelleef dong la ñuy laaj.
ñu wax ci wàllum politique ak caution ngir scrutin législatif yi nga xamante ne rek fixé nañ ko ci fukk ak juróomi millions ci suñuy koppar ministre bi yore lépp lu jëm ci wàllum biir réew mi maanaam intérieur moo ko fësal wala sax moo jël benn arrêté ci wàllu woowee secrétaire général bu groupe de recherche ak appui bu démocratie participative ak bonne gouvernance di xam ne rek li ñu nar a dund moo di rek lu ñu dundoon ci atum 2017 maanaam daal même scénario bi Babacar Fall di ku xam-xamam màcc ci wàllum élection di xam ne rek boobu les montants mënul tere rek ba liste yi bëri ñu teewlu ay kàddoom. cette caution bi dañ ko fixé woon 15 millions nit ñi demoon nañu wuti 15 millions mu am ñeent fukk ak juróom-ñaari liste caution bi nekkul filtre boo xam ne dina téye nit ñi 15 millions yi ñu ko def te yokkuñu ko dama jàpp ne nguur gi moom li ko arrangé mooy candidature yu bari parce que suñu système bi ni mu tëddoo nga xam ne raw gàddu la bu fekkee ne liste yi dañu bari loolu moom parti bi nga xam ne moo nekk au pouvoir moom lay gën a mën a arrangé parce que baat yi dañuy tasaaroo ñi ma dégg yëpp ñu wax ne bëgg nañu soobu bari nañu jàpp naa ne daal war nañoo mën a am xëy na lu toll la ñu amoon wala lu koy jege parrainage bi amul woon léegi dugal nañ ko ren sax parrainage bi dina gën a yomb parce que liñ parti yi doon jàmbat mooy le fait que fichier bi amu ci yoon accès waaye léegi fichier bi mettre nañ ko en ligne depuis quelques jours données yi nga xam ne moom la ñuy collecté dinañ ko mën a vérifier ba xam ñooñu effectivement ñu ngi ci fichier bi wala nekkuñu ci. ginnaaw caution bi am na beneen ndaje boo xamante ne rek war nañ ko amal fii ak fan yi ñu dëgmal ngir rek mën a statuer ci bu parrainage bi ñu nar a amal ci jogante législative yi loolu nag ki ko xamle di Pape Diop bokk ci pôle des non alignés suñu sukkandikoo ci ay kàddoom am na ndaje bu njëkk boo xamante ne amal nañ ko am na itam réunion boo xamante ne rek war nañ ko amal ci boobe sax le ministère de l'intérieur après wala bu ñu amal ci boobu sax le ministère de l'intérieur wala jëwriñ bi ci boppam présenté woon logiciel bi nga xamante ne rek moom la ñuy utiliser ngir rek contrôler li nga xamante ne rek moo di signature yi Pape Diop ñu teewlu ay kàddoom. te woon nañu benn ndaje ministre moo ko convoqué woon pour wax ci parrainage bi ñu war a def ci élection législative yi di wone ne kon parrainage dinañ ko bàyyi ci code bi pour que ñu def ko ci législative yi ak beneen point boo xam ne dafa concerné woon mbirum député yi ci point boobu nag moom la ñu doon waxtaan mais comme xamuñu woon lan la ñu doon doyee parce que préciser wuñ ko woon bi ñu ñëwee ba ñu wax ñu loolu acteurs yi nee nañ ñu may leen fii ak fan ñu mën a dem ci seen base ñu gën a discuter ci question yooyu pour ñëw ak ay réponses. ñu desandi ak Pape Diop ba léegi bu pôle des non alignés moom nag li mu xamle rek moo di dafa bëgg ñu supprimer li nga xamante ni moo di parrainage bi mu jàpp ni rek deful lu dul créer ay tension ñu teewlu ba tey ay kàddoom. dugguñu ci détail yëpp mais lii principe bi mooy parrainage d'accord ñu ci jëloon nañu ay experts ak ay auditeurs ñu indépendant ñu ñëw seet affaire bi wax résultats yi def ay recommandations ne parrainage bi ni ñu koy defee baaxul kon mais waxtaan amaatu ci bon loolu tax na ñu dindi ko ci local yi mais yaakaaroon nañu également ni nit ko dindee ci local yi noonu la ñu continuer dindi ko ci législative mais malheureusement ba léegi mu ngi ci ñuy wax nag dañuy présenter logiciel yooyu mais nit ñi dinañuy xalaat delluwaat pour wax leen ni li seen xalaat ci li ñuy wax ni mais li wéer ba wéer mooy parrainage bi moom ni mu fi amee woon ñëpp kenn kii ko donc élection yi ñu jëm buñ ko fi bàyyee dinañ indiwaat coow loo xam ne jaru ko. ñu dem Pikine foofu nag conseil départemental bu jeunesse bu Pikine dafa mel ni rek daa am lu ko metti loolu ci mbébét bi nga xamante ne jël nañ ko ngir amal benn rencontre boo xamante ne format virtuel lay doon ci diggante njiitu réew mi Macky Sall ak yenn ci ay jeunesse yu nekk foofu lay tey ji sax la boobu leen ndaje war a am ngir rek weccoo xalaat ci yenn jafe-jafe yi nga xamante ne ndaw Pikine yooyu la dañ koy am tax nag ba conseil départemental bu jeunesse bu Pikine di xam le ni moom nag laalew ci benn yoon te àndul ci boobu initiative te koy nakarlu sax jàpp ni boobu le doxalin dafay tax rek ba njiitu réew mi am gis-gis boo xamante ne dafa ute lool ak ñoom jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy dund tax nag ba ñuy interpeller njiitu réew mi Macky Sall ci mu fexe rek ba trouver benn bërëb boo xamante ne bu gën la bu ñuy waxtaanee ñoom ñëpp ñi nga xamante ne rek dañ cee laale ñu teewlu ci loolu Safiatou Mbaye di présidente bu conseil communal bu jeunesse bu Diacksao ci waawan 5 mars 2022 mi ngi amee ci arène nationale ba benn rencontre boo xam ne virtuelle mooy ci xarala yu bees yi président da koy am ak jeunesse bu Pikine di waxtaan ak ñoom seeni problème te conseil départemental de la jeunesse umpule woon ne mooy instance bi nga xam ne état da ko reconnaître nag pourquoi lii di am te à notre grande surprise jeunesse bi ñoom yëguñu ko loolu moo ñu jaaxal te loolu la ñuy interpeller le président de la république am na lu mu taxawal jël ko yóbbu ko Géejawaay
guichet unique bi ñu bëgg na ko indi fii à Pikine te buy wax ak la jeunesse rafetul ñiy jéggi jeunesse bi dem di wax ak ñeneen. daa am ñu suufu mënuñu ko nangu si ñun parce que dañoo légitime. juróom-ñetti waxtu jot na ba tekkal ñeent fukki simili yéen a ngi teewlu xibaar yi ci Zik FM fii ci Yoff Layeen. Zik FM Dakar. ci xibaaru lépp lu jëm ci wàllum diine ak célébration appel bu Seydina Limamou Laye Al Mahdi te mu ñeent fukk ak ñaareelu édition bi nag mu ngi ñeel lépp lu jëm ci wàllum rôlu li nga xamante ni moo di éducation ci xeex lépp lu jëm ci wàllum extrémisme. Cérémonie de lancement bi nag démb la woon ca Cambérène ci teewaayu Abdoul Aziz Sow Dabakh. ay junni taalibe ñëw wuy si wooteeg Mahdi bile muy woote bu jolliwaat tey jii fii ci Cambérène téeméer ak ñeent fukk ak ñaareel bi yoon ñu waxtaanee ci solo bu éducation am ci xeex lii di extrémisme religieux. jaboot gi ci kër gi jubalaat rek ñu yaakaare ci jànguwaay yi muy école yi beneen élément ci jullit ñi mooy jàkka yi. delloo nañu suñu borom daal. gën a mën a farlu pour sàmmonteel diggante jullit ak morom bi. Seydina Issa Laye dikkaat ci luy puus ndaw ñi ñu wutali lu ni mel. désespoir moo leen dugg yàlla pauvreté ignorance injustice ak lépp dajaloo ci benn bopp moo war a xëy xale yi bëggatuñoo gis diine. mu jaar ci it di sàkku ci askan wi ñu gën a dëgëral li du citoyenneté muy xamle ni kër diine yi ni ki noonu église bi joué nañu rôle bu baax ci lu tax jàmm samp ci bileb dëkk. Sénégal bu amee stabilité këri diine yi ci lañu jàngu bi ci lañu a citoyenneté laa ni na nekk li dajale Sénégalais yi. kàddu xalif bi porte parole bi jébbal ko taalibe gannaaw gi itam wutali nañu Ngor ci samedi gi ñu ngi koy yeggalee fële ca Yoff. Abdoul Aziz Sow Dabakh ñu desandi ba léegi ci téeméer ak ñeent fukk ak ñaareelu édition bu appel bu Seydina Limamou Laye Al Mahdi grotte bu Ngor nag jot naa dalal ay nit yu takku yoo xamante ne jot nañoo teewlu speech bu Mame Libaas Laye mi nga xamante ne rek ñëwaat na ci mission wu Al Mahdi ak itam relation yi mu amoon ak Seydina Issa Rouhou Laye ngir rek gën a expliquer lépp lu jëm ci wàllum bile appel Fatou Laye Mbaye Diop. Ngor di ñaareelu étape bu appel bu Seydina Limamou Laye Al Mahdi daal di am nag ci ab mbégte ba tax na nag mu doon étape boo xam ne bu am solo la ndax béréb bi ndax histoire bi nga xam ne histoire Seydina Limamou Laye Al Mahdi la ki nga xam ne nag doon sëtam di Mame Libaas Laye di doom ci Seydina Ababacar Lahi moom daal di ñëwaat bu baax ci wooteb Seydina Limamou Laye Al Mahdi mission bi nga xam ne moo ko yëkkati woon waaye tamit relation bi nga xam ne am na ko ak Seydina Issa Rouhou Lahi di Insa ibnu Mariam waaye tamit njàngalem ba tax na day wane ne woote bi lu dëgg la ndax nag am na léegi téeméer ak ñeent fukk ak ñaari at appel bi nag di gën a yokk waaye tamit di dem sax ba ca bitim réew ay témoignage et tamit mu def ko Mame Libaas ngir wane woote bi nu mu dëggoo tamit wax ne moom Seydina Limamou Laye Al Mahdi moom la démb moom la tey niki nag Insa ibnu Mariam yi tamit mu doon nag discours boo xam ne taalibe yi déglu nañ ko ci app daal ñuy fàttali na nag ñetteelu étape bi dina doon ci yor bu jàmmalaay ca Yoff fa nga xam ne Seydina Limamou Laye Al Mahdi fa la taxawoon wooteem bu tedd ba ne aji boo daaxeelaay woo nit a jinn ngir nu wuy si woote yàlla bi. xibaaru bitim réew dañ koy door rek ñeenteeli fan ginnaaw rek invasion russe bi ca Ukraine principe bu organisation maanaam daal amal ay couloir humanitaire yoo xamante ne rek décidé nañ ko ginnaaw ay négociation yu amoon ci diggante ay russe ak ukrainien centrale bu région bu Zaporijia moom nag force russe yi jot nañu ko jël waaye itam jot nañoo bombardé ay ville yu bëri yu nekk ci boobule réew di réew Ukraine conseil de sécurité bu ONU sax mu ngi doon daje en urgence ñu wax ci li nga xamante ne moo di Pakistan ak groupe état islamique bi nga xamante ne revendiqué na démb benn attentat suicide boo xamante ne def na lu mu néew juróom fukk ak juróom benn nit yu ñàkk seen bakken ñu ngi ko amee nag ci benn mosquée bu nekk ci Peshawar ca Pakistan suñu sukkandikoo ci agence propagande bu AMAC bu organisation djihadiste yi benn combattant kamikaze bu état islamique moo fexe rek ba dugg ci boobule mosquée chiite
tëpp ca Peshawar ginnaaw rek bu mu fa tiré wala sax après ci la tiré rek lu toll ci ñaari membre yu nekk ca police bu pakistanaise mi nga xamante ne ñoo doon garder foofulee tax nag ba kenn ki faatu keneen si am si ay gaañu suñu sukkandikoo ba léegi ci seen communiqué boobule dafa mujj sax def benn wala dafa taal benn dafa détonné benn ceinture explosif ci digg chiite yi tax nag ba attentat boobule am lu toll rek wala lu ëpp juróom fukki nit yoo xamante ne rek seen bakken rot na ci. 45 minutes fii sax la ñuy ndar keppee xibaar yi Safiatou Ba nekkoon ci micro bi Chérif Bekay Diallo ci xarale gi di leen jaajëfal ñu bàyyi leen rek ngeen wéy ak programme première radio urbaine du Sénégal Zik FM. Zik FM, ma radio, Zik FM.